Salaamaaleykum Sindia, salaamaaleykum Mbour, salaamaaleykum Thiès, salaamaaleykum Sénégal. waa di ñëwaat rek ci live bi pour compléter live bi ñu génn nii mooy sama dernier live bi def ci ay révélation ñëw di waxaat pour compléter joxe ay précision ci révélation yooyu. révélation yi mooy wax su leen leerul su fekkee dañ koy weddi nañ dem porter ma plainte. voilà parce que loolu rek mooy recours bi dinaa leen wax léegi ba wax leen ñaata versement la Sonatel def ñaata la Thierno Diagne encaissé dinaa leen ko wax léegi ak ay prête-nom ci live bi mais tout d'abord dama ko bëgg a wax ni l'opinion nationale et internationale est avertie. J'interpelle la gendarmerie de Popenguine, la police de Mbour pour wax leen ni ma sécurité ñoom ñoo ko war a assurer. Je suis bien portant, je quitte Paris sain et sauf, dara daluma maa ngi wér. Je reçois nag des intimidations, des menaces, des insultes fu nekk ñu may avec des appels avec des numéros privés tout ça, mais loolu yëngaluma du tax ma reculer virgule ci sama combat. bu fekkee mystique la nag dem leen fu leen neex ci sëriñ man samay mbir yàlla moo ko yor yàlla laa jox suma kaaraange man gëmuma yi ngeen di def noonu boo leen mënee ci man dara ngeen rey ma. Donc il faut qu'on soit clair. Voilà, ma sécurité dépend des forces yi nekk sur place foofu te je les interpelle ma wax leen ne je suis bien portant, dara daluma avec des résultats yu ma jëlee France yóbbu ko. Donc ñoom nañ jël seeni responsabilité parce que du ma reculer virgule ci sama combat su ma ñëwee. Voilà, di wax Omar Pouy ne ko li nga def Kafountine direct lañ ma ko jox ngay wax ne coor nañ laaj kuy maamam. coor nañ laaj ca kuy maamam. Pour un intellectuel comme yow nga jàng war a jàngale au lieu nga jàngale demuloo jàngale ngay ñëw nekk si nja di sàcc alalu askan bi di toog naan da ngay def ay discrimination noonu ne coor dëkk fi ni mu jëndee suuf noonu la ñeneen jëndee suuf na bàyyi di wax jaay suuf. ñun terewuñu kenn mu jaay suufam nga moom sa suuf nga jaay ko ci sa coobere bopp mënuñu ci dara kooku benn autorité mënul dara mais li ñu wax mooy yéen ñi sàcc suufu askan bi jaay ko yéen la coor di wax. ñun yéen la ñuy wax yéen ñi sàcc suufu askan bi jaay ko te yow Omar Pouy tey dinaa la wax loo xam ne yow di nga arrêté di jël micro di wax ci coor yow di nga wax say responsabilité parce que tu crois que tu es intelligent li nga def ci ay litis ay tooxi duna ne mënuñu ko prouver loolu moo tax ngay rapi te avertir naa leen wax naa leen ne boo leen xamoon ci li ma toog di ngeen teey parce que jusqu'à présent je crois que ni yéen rapport bi ñuy def ak yéen ci jàmm ak salaam da ngeen defe ne ñun li ñuy wax dañuy tâtonner wala amuñu ci loo xam ne mën nañ leen tey suba ku ci nekk mu faral ci mbaam bi ci yéen ne ñun nous sommes éduqués ay jullit lañu ay musulmans lañu dañuy xool suñuy njaboot moo tax egguñu fa ak yéen mais s'il le faut dinañ fa egg ak yéen parce que yéen doo leen xalaat vous ne réfléchissez pas te da ngeen jàpp les gens pour des cons yéen da ngeen ñu yàpp da ngeen ñu jàpp pour des cons sàcc suñu alal saax-saaxee suñu alal toroxal nit ñi ñëw di ñu kokkoli ak ay oto ak ay kër ay étage fu ne ngeen dugg ay indi ay millions de campagne pour askan bi joxaat leen seen baat ñuy wax ngeen ñuy menacer di ñu intimider maa ngeen di jël micro di taxaw di def ay seen affaire yu golo yi ngeen di def noonu. yow wax naa la bi nga demee cabinet notaire bi maître Mariba bi nga fa nekkee jour bi Maodo Faye di encaisser 32 millions je vais vous donner le chiffre. Je vais vous donner le chiffre. xoolal ma lii vous avez tellement de litiges que il faut que ñu trier lu ñuy wax nit ñi il faut ñu trier lu ñuy wax nit ñi parce que bu ñu naree wax lépp duñ ci génn. Voilà,
3 versements la Thierno Diagne jot ci ay prête-noms 3 versements yi mu jot ci cabinet boobu. premier bi 10 millions la, deuxième bi 20 millions la, troisième bi 12 millions 175 000 francs. Voilà. Donc les 30 millions, les 32 et quelques millions yu génn ci turu Maodo Faye da ngeen ñuy wax ndax Maodo Faye dafa am tool ndombo wala dafa am géréw wala dafa am nangam ba bu ñuy encaissé ci turam. moo tax sama live bi ma ne ñun am nañu frère yu nekk si një dañ leen war a sauver parce que ay innocent lañu jànguñu jéemuñu am xel jéemuñu def dara yaakaar nañ ne bëb di wax ku wax ñu wax bu wër la sosal la fenal la nekk di kii noonu di frimer te ñoom xamuñu ne ci nen lañ toog. ñun bu ñuy wax ak ñoom dañoo war a tëj seen làmmiñ ñi parce que Thierno dugal na leen dugal boo xam ne ni ñi war Thierno niñ ko liggéeyee ba traumatiser ko ba nga xam ne nax nañ ko signaloo ko defloo ko ay tooxi duuna ba munul wax yéen noonu la leen Thierno def nax leen def leen ay prête-noms ngeen di bàkku di kii mais justice su Sénégal kan moo ko mën a échapper ci loolu kan moo mën a échapper justice su Sénégal il faut que ngeen tey te wax naa la bàyyil ngay campagnal Thierno Diagne ñu lay wax kay yóbbu malade ak ambulance bi nga naan jëli leen oto dañ la fay pour ambulance bi même bu dee mairie moo lay fay xaalisu askan bi la na nga respecté nit ñi te nga wax sa gaay bu ñu teeyul ñun li ñuy bañ a génnee di xalaat njaboot bi lu bëri dina génn wax nañ ko de wax nañ ko te fi ngeen jëm nii xamu leen ko wallaahi boo leen ko xamoon doo leen def caravane génn di campagne yéen di ngeen toog teey di ngeen xam sax xaaleen ba point de presse bi rek lii kenn daa mën a wax seen scandale 3 versements Thierno Diagne jot na ci dinaa leen wax pour ngeen xam ne ñun dossier yi ñu yor mënuñu leen sosal c'est impossible parce que dañu yàgg seen tànk voilà Sonatel mu ngi leen di verser premier versement 300 millions deuxième versement 500 millions troisième versement 500 millions quatrième versement 676 millions 776 500 francs cinquième versement 127 millions 043 400 francs Maodo Faye ci loolu jot na ci 32 millions 077 500 francs waaw Maodo dafa amoon dara amoon na fa dara Sonatel ñaata la soxla woon Sonatel bu mu ñëwee ñaata parcelle la leen wax ne loolu la soxla Sonatel ñaata parcelle 2700 parcelles loolu la leen Sonatel waxoon équivalent su 160 hectares yéen loo leen joxe du 190 hectares parce que Sonatel bi mu ñëwee wax ne dafa soxlawaat 30 hectares équivalent de 582 parcelles non 100 parcelles yi 100 parcelles la soxlawaatoon parce que boo xoolee équivalent su 30 ou 32 parcelles la woon les 5 hectares sont des voiries donc on va dire que ni yéen ci loolu même ci 100 parcelles yooyu Thierno Diagne dafa dóoraat Sonatel foofu ci biir parce que li mu attribué gis ngeen dossier ndombo il faut ñu ñëw ci ndombo dafa bëri litige non seulement sàcc ngeen askan bi sàcc population bi sàcc def ay prête-noms jaay Sonatel mu ñëw joxe ay milliards yooyu mu joxe Sonatel ñëwaat ne soxla na amatu leen fa suuf ngeen dem defaat ay doublon ci même lotissement bi doublé def ay faux moo tax Maître Mariba du leen fay xaalis baa ngi ci notaire bi encaissé wu leen ko ba léegi parce que doublon ngeen def amatu fa ngeen ñëw jaay teg ko fan ci ay sëriñ da ngeen yaakaar ne loolu mën na continuer 7 ans ngeen teg ko ci ay sëriñ di jël ay 4x4 sëriñ di ko yóbbu tribunal lu ne ngeen dugg ci defe ne dina leen ci génne pendant 7 ans yàlla seetaan leen ngeen di noot askan loolu dafa mën a ne est-ce que loolu mën na nekk ci 100 parcelles yooyu am na acte yu ñu yor ñun acte yu bëri naa la jox benn exemple Koura Sall bi original bi Koura Sall la ci lotissement bu njëkk bi mais deuxième lotissement bi Anne Marie ngeen ko jox ci même numéro
pour vous dire que vous n'êtes même pas intelligent ah Mohamed Moustapha Gueye ngeen attribué ko Aminata Ndiaye ci même ñoo ngi sax yi dem tribunal minute par minute te point de presse bi ñoo ñëpp dinañ ñoo témoigner live wax ak waa Sindia li ngeen fa def li gën a garaaw mooy milliards yi ngeen fa jël anañu askanu Sindia su ma gisee nit ku toog surtout soit nga dëkk Guéré wala nga foo mën a dëkk Sindia ngay topp ñi di leen tàccul jeune dama naan est-ce que tu es au courant de ce qui se passe so moo tax lépp la ñuy génne lépp la ñuy wax nit ñi lépp dinañ leen ko wax lépp tout ba li ngeen xalaatu dem yow attribué nga joxe nga sàcc nga fa ay hectares def ko ci ay tur mais prête-nom yooyu nga def te li ma gën a jaaxal man ñi gën a sérieux ci mairie bi ñi nga foog ne ñoo gënoon sérieux ñooñu ngay gis seen tur di génn ci ay dossier ay prête-nom ay Badara Pouy ñi nga xam ne nekkatuñu sax ci conseil bi ay Xadi ay Maodo Faye ñooñu nan lañu xanaa boo leen muusoon ngeen xam ne ñii mënuñoo am hectare géeréew mënul ne parce que këyit suuf du lekk du naan te këyit bi day ñëwaat dem leen porter ma plainte bu fekkee li may wax damay fen dem leen porter ma plainte dem leen ngeen porter ma plainte ngeen wax nag lan moo tax Thierno Diagne bi ko OFNAC di entendre waxul ne xam na Laye Gueye voilà lan moo tax waxul ne xam na Laye Gueye fekkuñu dara politiqueul dafa jàpp njàmburam mais duñu dugg ci domaine am parce que man dama wax ne vie privée kenn duñ ci dugg fii vie privée kenn duñ ci dugg mais na wax ak moom nan la demee ak lu boole Laye Gueye ak loolu ak OFNAC bi mu ko laajee moom Laye Gueye bu ñu ko convoqué na wax yow Laye Gueye xamuloo ko yow Thierno xamoo Laye Gueye xamoo nu mu fa demee moo tax suñuy soo leen di jéem a kii di wax si man samay problème mu kër samay problème mu vie privée samay problème mu nangam te xamu leen ci dara ngeen di sos di fen rek man mën ngeen ma xam même samay frère xamuñu ma dama am pour ñëw prouver sama alal ak li ma yor foofu wala da ngeen foog ne man dama sàcc wala dama triandé man dama ñàkk sama life dama koo ñàkk bi may héberger ay doomu aadama ci ay kër gratuite muy Sindia di Popenguine di fu mu mën a doon loolu man boobu sama morom mun naa taxaw ma yëkkati sama loxo ne amul sama benn morom bu yor caabi kër ngeen di wër di fen di xamu leen man maa ngi sant yàlla maa ngi nii toog Paris di sant yàlla sàccuma tabaxuma ay étage ci alalu askan dawaluma oto bu ay askan di sàcc alalu askan ay baadoola di leen piller seen alal di ñëw man ruus naa tabax kër sama waa ji kër goo xam ne dama sàcc triandé ay baadoola ay néew ji doole ñu fal ma jox ma seen confiance samay doom di daw ci biir kër googu su ma xëyee may xool sama jabar mu may xool mu leer ma ne dama sàcc ngeen di bàkkoo loolu kenn ci yéen amul lu lew ngeen di taxaw di wax fàtte ne soo leen dee yàlla dina leen sifaay yéen ñëpp mais fii lañ leen di sifaay comme da ngeen di insister ñun dinañ ko jëflanteeg yéen parce que je prends tout le monde à témoin tout le monde j'ai été correct jusque là wax ne soxlawuñu def ay plainte soxlawuñu yéeg fenn wala nangam dañoo bëgg a dem élection ci carte yi ñu gañewante ci jàmm ak salaam ku nekk dem yoonam mais comme da ngeen di jéem a am yoo leen di def defe ne man du ma gis wala du ma xam il faut que ngeen xam ne seen respiration boo leen def sa je suis informé seen respiration seen panel yi fépp foo leen nekk man maa ngi xam ci li ngeen di dox voilà ba seen cabinet yi maa ngi am ñu may informé xam leen loolu ci li ma yor boo leen ko xamoon seen vie privée du ma ci mos a dugg parce que man am na lu may jomb am na lu may rus voilà mais boo leen ma poussé ba ma dugg ci am na loo xam ne bu génnee yéen ku ci nekk jël bagaasam ñibbi xam leen loolu nag ngeen wax seen ñi ngeen di yebal noonu ñu tëj seen làmmiñ ñu toog si parce que man awma lenn lu may reproché sama bopp parce que du ma toog nag di naan ndox sama kër gas forage sama njaboot di naan ci ndox boobu di ci dund may jàpp ci ndox boobu di julli defe ne sama yàlla dina jàpp sama du alors que xaalisu baadoole yi laa sàcc def ko tabax ay kër fu ne
si alalu askan di yor ay oto di leen ñaaw ruus naa loolu man sama ñàkk laa yaakaar. Voilà, personne ne m'a jamais aidé dans ma vie. Je me suis construit tout seul, je vous dis. Voilà, ku jaar fi ma jaar nga takk ban. Kon bàyyi leen attaque yooyu, je ne vais pas répondre. Te man lépp lu ma yor lu dul OFNAC na ñëw xool amul lenn luñ ci sàcc sama alal dama ko ñàkk, je n'ai pas à justifier à personne. Voilà, je suis responsable man. Ku ne xam nga ma Sindia su ma ñëwee ni may def ñeme naa man dugg ci koñ yi dem naan ataaya dem terrain sport football saafoonteeg nit ñi te loolu laay def sama carax laay sol mais yéen ban koñ ngeen ñemee fréquenté naan fa ataaya à part parking boobu laay géey bi nga ne OFNAC xamoo ko laay géey boobu parking am boobu bu ko weesoo amoo fenn fooy dugg si njëkk yàq Omar Pouye moom may wax muy jël micro naan coor ay nangam soo bàyyiwul coor li lay xaar boo ko xamoon di nga def sa campagne di wax nit ñi dama leen sàcc parce que mënuloo wax bilan amuloo bilan mënu leen wax argument bilan man boobu ba léegi damay bëgg di toog di toj ci suñu programme mag docteur Moussa Thior ne mayu leen ma possibilité bi parce que di ngeen waroon di wax programme ñu ciy débattre ci campagne di génnee suñu programme di ko comparer mais mënuñu am jotu def loolu fi mu nekk nii seen bakkan ngeen ci teg génne ay moyens ay millions ay milliards yi ngeen sàcc ci askan bi parce que leer na leen ne ku ci daanu kaso nga jëm ku ci daanu ci mbaam bi nga jëm parce que li ngeen def ci tooxiduuna dig OFNAC ISE fu ne yéen a ngi foofu ngeen toog ci askan bi defe ne ñun on dort da ngeen defe ne Sindia dañuy nelaw ah je vous avertis avertir naa leen def leen seen campagne ngeen wax askan bi da ngeen leen sàcc ngeen wax ñii ñu bàyyi menace voilà ragaluma loolu moi je suis protégé à mort assuré à mort ku jéem dara yaa ngi sonal sa bopp loolu dama leen koy wax ci teel moo tax nit da ngay am xel bu ñu lay wax ngay déglu fi ñuy wax ak yow dama leen wax ne faalewuma ku ma mere man te combat bi gisagu leen dara duggaguñ ci boo leen xamoon li leen di xaar di ngeen teey voilà Thierno bu amee lecture wax naa ko ay mbokkam nañ dem yóbbu ko ci sëriñ ñu sangat ko toj li ngeen ko def parce que lii muy def nii teyu ko kilifa dëkk premier magistrat boo demee bay toog ay xale ndaw di jàkkaarloog yow di jël micro di la wax ne sàcc nga di la def ay discours yoo xam ne mosul am nga war a toog xoolaat sa bopp xoolaat leen seen bopp Thierno Diagne moi je t'apprécie très bien dama koy wax lépp lu ma yéene nit man ci lu bon yàlla naa ci jiitu man ci te bu ma naree jàppale kuy sàcc askanu Sindia yàlla bu ma am dara yàlla bu kooku réussir ci li muy def waaw lépp luy saafaan ci kenn rek ku nekk Sindia bu ma ko yéenee nit yàlla naa ci jiitu voilà moo tax ma ne ay mbokk Thierno Diagne nañ Thierno Diagne dañ koo liggéey ña muy àndal ña mu gën a wóolu dañ koo liggéey ba muy dem Chine am na ndox buñ ko jox mu naan na dem seeti boppam ñun yëg nañu armeer yi li fay xew miir yi ñuy tëb kër jàmbur yi di fa dugg ay galaaj lépp yëg nañ ko mais duñ ci wax suñu yoon new ci ñun yàlla lañ jox suñu kii mais Thierno na ay mbokkam dem wax sëriñam yi nañ ci jóg parce que ñi muy àndal ñoom ñëpp siisam boobu mu toog lañ bëgg moo tax ñu nax ko dugal ko ci ay tooxi duuna fi mu nekk nii ñemewul ŋaang luñ ko wax da koy def munul nag am ñeenti soxna am ay kilifa ne duñu wax ak moom dem leen wax ak Thierno Diagne na dem seeti boppam sinon lii ñëw nii bu ñëwee moom dina wéet ñoom ñëpp dinañ tëdd ci mbaam bi mais mooy gën a wéet moom toute sa vie munul fay li koy yor wax leen nit ñi dëgg ñu jàppale leen ci xel vous êtes épinglés de partout ngeen ñëw di jéem a ay kii fii ñun bu ñuy wax dañ leen yërëm man je suis déjà dama leen di wax benn affaire je suis la personne bi nga xam ne moo leen gën a yërëm ci mbir mi man mi ngeen di menacer di dugg ci ay affaires yoo xam ne yëngaluma man maa leen gën a yërëm parce que man au moins yéenewuma leen yenn affaires yi ma nekk au courant su nekkee nag bokku leen ci système xamu leen luy xew Sénégal ñun xam nañ lépp luy xew maa leen di jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.